internet enquête 221 yi dal leen ak jàmm nañ ko amee habitude di def saa su ne ci enquête sur niñ koy defee tamit nga xam ne ci période pandémie lañ nekk te bien sûr que dañuy respecter distanciation sociale bi ñu daal di édité wu bàyyeeko ci ministère en tout cas de la santé moo waral maag sama invité jël nañ distance bi nu mel mais aussi tamit ne vous inquiétez pas ñi ngi def lépp li nga xamante ne moo fi nekk tey ñu gis ni affaire yi bëri na situation du jour bi nga xam ni point bi ñëw na ko test yi guéri yi ak li nga xamante ne mooy suñu cas grave et tout mais loolu yëpp dinañ ci ñëw ci biir émission bi nga xamante ne ni tey dañoo dajeek ku nga xamante ne ni mënut a ñàkk ñu waxtaanee ak moom parce que actualité oblige en tout cas muy monsieur Mbow Cheikh nga xamante ne ni moom nag mën nañoo wax ni jot naa def jaar-jaaram ci élémentaire bi waaye tamit diggante Pikine Guédiawaye dinañu ci gën a wax mais tamit nekk na ku nga xamante ne ni bac C la am université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru la daal di jaar it loolu dinañ ci daal di ñëw ñu ngi recevoir koo xamante ne ni ci biir COSYDEP kenn du ko natable ti ndax gis nañu position par rapport ak jàng beeg jàngale ci parents d'élèves yi recevoir nañu également enseignant doublé également de manager su ma juumul donc nekk ku nga xamante ne cofondateur COSYDEP la 91 95 bien sûr xam naa dinañu da gën a présenter ak moom tey ginnaaw yi ma fi wax yu tuuti rek en tant que directeur exécutif tey su ma daan laajaat Cheikh Mbow moom mooy kan. waaw dañuy tàmbali ci sant leen ci li ngeen ñu tànnee pour waxtaan ak ñun di nuyu seen internautes yi ñëpp ñi suivre enquête 221 di rafetlu seen liggéey ak équipe bi ngeen àndal yëpp di wax ni évidemment ci période pandémie bi ñu nekk mënuñu see bañ a jaale képp koo xam ni ñàkk nga nit ndax Covid bi wala képp koo xam ni yow yaa ngi tëdd feebar ndax Covid bi ñu ngi lay seet aussi di wax ni période la boo xam ni évidemment dafa laaj ñu am beneen posture beneen taxawaay ci gis-gis Cheikh Mbow nag c'est un militant de l'éducation bi ma nekkee xale am 6 ans laa commencé dugg ci scoutisme xëy na xam nga le scoutisme éclaireur donc ça veut dire que lépp luy éducation non formelle informelle jaar naa ci loolu moom mos a nekk suma ngëm-ngëm am ci ay responsabilité je me rappelle man maa doon le commissaire national le plus jeune à travers le monde d'ailleurs dans le scoutisme dañ ma koy fal may représenté yore lépp lu xam jëm na programme ak les échanges à l'extérieur boobu encore élève la échelon yu bëri jaar naa ci donc tàggat nañ ma ci bi ma ñëwee aussi ba nekk si njàng beeg njàngale wax nga ko sànq man ma nekkoon koo xam ni évidemment jamono jooju ñun seela nañ wax donc mooy série bi nga xam ni di doon dominé mooy maths physique mu nekkoon série bu xawoon rare parce que li amoon laay bi ma jàngee defe naa ñetti terminal C ñoo fa amoon ñetti classe donc te man maa ngi commencé seconde D ñu orienté ma première C mu nekkoon lu rare parce que xam nga amoon nañ sax ñu doon def seconde C ñu yóbbu leen première D mais man ma nekkoon exception donc c'est-à-dire que en maths et en physique dafa mel ni prof yi ne woon nañ daal j'étais pas mal donc noonu laa amee sama bac dem université def maths physique MP mais teel ko arrêté parce que dama dund année blanche dund année invalide donc à un moment ñun suñu génération bépp la d'ailleurs dañu mujj gàttal suñuy njàng études supérieures parce qu'on a vécu 2 années yoo xam ne jafe woon la si laa duggee ci enseignement bi ba son formation aussi borom bi def dafa mel ni gars yi d'accord nañ ni xëy na ñi ñu doon jàngal suñu formateur ne woon nañ ni man de mën naa jàngale parce que j'étais sorti major de ma formation à l'EFI à Thiès 94 95 donc mu génn major loolu donc di tekki ni xëy na jàpp nañ ni li war ci xam njàngale beeg mën ko ñoom attesté woon nañ ko bi ma nekkee aussi si jàngale nekk ci koo xam ne aussi dama doon jël initiative parce que dama jàpp ni jàngale du kese joxe xam-xam du instruction mais yar la encadré la donc ñu ciy góorgóorlu am ay ambition parce que jàngale moom mën na yóbbu fu ne su ma yeneen xarit def na yeneen concours man ma nekk ci mouvement citoyen yi gëm ko am ay ambition di avancer di jàng yeneen métier di jàng yeneen module ba am sumay master si yeneen domaine comme tu dis management des organisations liggéey ci éducation en situation d'urgence ba tey yàlla def aussi ma nekk ki nga xam ne man maay représenter la société civile du Sud mooy Afrique Asie Amérique latine ak Europe dans le partenariat mondial de l'éducation mu nekkoon benn siège boo xam ne 19 personnes ñoo fay toog
ma nekkoon fa kenn kese ku doon représenter la société civile de ces 4 continents donc mu nekk aussi sac au-delà de ma personne pour Sénégal gi yëpp parce que partenariat mondial pour l'éducation ñëpp xam nañ ni mooy financer plan sectoriel wu 69 pays en développement. donc bref suñu koy gàttal daal jàpp nañ naa daal ni Cheikh Mbow ab militant de l'éducation la boo xam ne dafa gëm ni comme ni ngay miser loto nga ne damay def loterie man numéro 11 laa miser man dama jàpp ni développement Sénégal mënul am fenn fu muy jaar fu dul éducation suñu bëggee mu suqali ko il faut ñu duggee par éducation mooy mën a waral évidemment ñu am développement loolu laa gëm di ko xeex mais bu may wax éducation aussi dafa nekk éducation xam du benn kenn parce que gëm nañ ni évidemment que tey bëri na ñoo xam ne nekk nañ kilifa ci réew mi bu du woon nag njàng ak njàngale duñ ko doon bu fekkoon njàng ak njàngale dafa laaj ay dërëm mooy ñu privatiser ko xëy na amuñu ay waajur yu ko mën def kon nan la ñu mën a fexe ba démocratiser éducation bëgg ci gox-goxaat bi ki am laago ki ko amul ku góor ak ku jigéen que ñun ñëpp ñu mën see jariñu pour mën a ñun ñëpp yéeg ascenseur bi ñu tuddee éducation pour mën a tekki donc loolu daal wax dëgg yàlla mooy suñu dund si loolu la ñuy xalaat saa su ne si loolu la ñuy faral si loolu la ñuy yeewu si loolu la ñuy béy suñu waar si loolu it bokk na ci li ñu yaakaar pour dem àjjana. macha allah yàlla na ko yàlla def en tout cas muy nekk un homme dans les quarantaines pour ne pas joxe date exacte bi année exacte bi. c'est ça ok j'ai exactement 51 ans. ah ok kon ñu ngi jàppoon ay. très bien ça dit je semble jeune là très bien 40 excellent. parce que bi ñu doon dugal peut-être que ce bio mi ngi doon tombé woon ci dans les 48 ans. donc loolu la mais bon de toute façon parlons un peu de l'éducation wax nga ko léegi ndax coalition organisation en synergie pour la défense de l'éducation moom yow yaa nekk ci kaw tey bu fekkee di nga daal di mën a ñëw tuuti ci tënk COSYDEP lan en fait COSYDEP carrément li mu taxawee ak fu mu bëgg a dem très différent d'un syndicat. waaw xam nga COSYDEP d'abord coalition la xam nga syndicat sax individu la benn organisation la ñun la dañoo dajalee organisation ci biir COSYDEP mu am ci ay syndicats d'enseignants yu bokk biir COSYDEP presque syndicat yëpp ñaar ak ñett ñoo ci nekkul mu am les ONG xam nga Aide Action dégg nga Action Aid dégg nga FAWI dégg nga SNEIPS-COFI ñoom ñëpp membre COSYDEP lañ nga am ci les 2 fédérations d'associations de parents d'élèves UNAPES FENAPES membre COSYDEP lañ nga am ci aussi un réseau de journalistes c'est des mbokk journalistes parce que dañ doon seetlu ba journalistes yu bëri yi yëngu ci éducation dañuy ñëw def couverture bi ensuite dem seen yoon. genre ñoom Ibou Baldé président convention genre reporter. après na waa ji wax na lii autorité bi tontu na lii dem ñun dañoo bëggoon am nag ay journalistes dañuy ay militants de l'éducation ñoo xam dañuy toog ci biir waxtaan bi di joxe seen xalaat parce que jàpp nañu ñu am nañ xam-xam bu ñëpp war nangu li ci topp mooy ñu am ay chercheurs parce que lépp lu ñuy def ñun dañ koy jaarale ci loolu ñu tuddee gëstu étude booy def nag gëstu dafa am lu ñu tuddee démarche méthodologique dafa am yoon am bunt boo xam ni boo ko xamul doo mën jàll moo tax ku mel ni Bouba Diop da ngeen dégg turam ku mel ni professeur yu bëri yu nekk à l'université Mamadou Dramé bi nekk FASTEF ñoom dañu nekk organisation donc COSYDEP du benn organisation mais kuréel la bu dajale ay kuréel loolu mooy mbir bi ñu njëkk a jàpp kuréel bu dajale ay kuréel donc mais kuréel yooyu yëpp nag li nga xam ne la ñu bokk mooy ñoom ñëpp dañuy yëngu ci mbirum njàng ak njàngale mais di am nag ay bunt yu wuute parce que ni koy ONG yi defee bokkul nag ni koy syndicat yi defee li ci yëngal parents d'élèves yi bokkul ak li ci yëngal journaliste bi mais ñu ne puisque ñun ñëpp dañu ne li ñu tax a jóg mooy jàng ak jàngale dañuy góorgóorlu nag jéem a jubóo ci jàng ak jàngale parce que sinon rek buñ dul xàccandoo di dóorandoo ku nekk da nga def lu bëri te du jur lu am du am njariñ du en tout cas du jur lu amal njariñ askan wi kon nag COSYDEP coalition la boo xam ni loolu lay yëngu te li ko tax a jóg mooy bu ñu nekkee ñun suñu biir par exemple syndicat yi ñëw suñuy réunion nekkuñu fa di wax ay dañ may yokkal salaire rek damay avancement déedéet syndicat yi bu ñu fa ñëw dafa am des questions de qualité yi nga xam ne jubóo nañ ci depuis l'Assemblée générale par exemple la question de la prise en charge des enfants vivant avec un handicap ñu ne la problématique de l'inclusion loolu ci ñetti at yi bëgg nañ ko si dem liggéey ci boobaa syndicat bu ñëwee dana joxe point de vue enseignant sur question boobu ONG bi def la même chose parent bi extra on peut dire la question de la transparence danañu def ba xaalis ak ressources yi ñuy jagleel éducation bi mu jaar ci yoon ba ñëpp xam ko ba mu mat boo xam nañ ko teg stade bu ñu ko tegee stade bi ku ñëw da ngay indi perspective bi sa organisation am
danañ ci am perspective syndicat donc enseignants yi nan lañu jàngatee mbir moomu mais dañuy am aussi perspective ONG am si perspective parents donc ñun loolu la ñuy liggéey dafa am des questions de qualité systématique yu ñuy tànn entre 2 assemblées générales ñu siy liggéey durant année bi donc COSYDEP mooy donc COSYDEP weesu la syndicat parce que am na ñeneen ñu lu syndicat COSYDEP weesu na ONG COSYDEP weesu na association de parents d'élèves mais COSYDEP day jéem a def synthèse ñoom ñëpp pour jéem a fexe ba nga xam ni que suñuy wax si mbirum njàng ak njàngale évidemment que du ñu bedd kenn parce que mënuloo wax njàng ak njàngale yaakaar ni parents d'élèves yi kese la ñoom kese bu dee ñoom du sotti. COSYDEP société civile dans l'éducation on peut dire. waaw xam nga même syndicat société civile la. xam nga association de parents de société civile la donc organisation yi ngeen am association yi ngeen am yu jeunes yi nekk ci kon société civile la mais la particularité de la COSYDEP mooy dafa nekk comme on dit consortium benn plateforme bu dajalee ay organisation yu wuute ku nekk am ay préoccupations spécifiques mu seet nan lay créer synthèse parce que ñu ñaar mën nañoo am ay gis-gis yu wuute mais am na yenn point yu ndaw yoo xam ne yéen moom jiboo nañ ci pour mën cee demandoo ensemble mais leneen beneen particularité mooy gis nañ yenn saa yi école bi mu am ay jafe-jafe ndax jàngalekat yi yenn saa yi moo am ay jafe-jafe ndax ONG yi yenn saa yi moo am jafe-jafe ndax parents yi donc ñooñu nga xam ne ñoo sekk école bi dana baax bu nekkee ni li ñuy wax suñu dëggu na ci ñun ñuy am nag fenn benn table boo xam ne saa dañu koy bokk nag di waxtaan noonu nag ci mbirum école ak éducation. waaw moo am jafe-jafe ndax état dem nañu sax ba wax ni COSYDEP dafa jege loolu état vous êtes un peu en mèche ak ñoom. waaw xam nga yenn saa yi yow sànq nee nga mos COSYDEP dafa jege trop syndicat. yenn saa yi ñun la COSYDEP dafa jege loolu. parfois da ngeen di traité li nga xam ne état yéen la gën a déggool que syndicat yi. waaw mais li ma wax c'est-à-dire que yenn saa yi nga dégg ñun la COSYDEP dafa jege loolu syndicat sànq wax nga ko yenn saa yi ñu dégg ñu ne COSYDEP dafa jege loolu état mais ça veut dire que donc COSYDEP moo ngi ci digg bi ñun li ñu gëm mooy ñun du état du état en tant que gouvernement ça veut dire que ni ñu meloon jamono yi bi ñuy judd si jamono yi Abdoulaye Wade. poste bi ñu amoon principe bi ñu amoon gëm-gëm bi ñu amoon jamonoy Abdoulaye Wade principe yooyu ak poste boobu la ñu am jamonoy Macky Sall moom it la ñuy am jamonoy ki koy remplacer ñun li ñuy yitteel du parti politique du régime mais li ñuy yitteel mooy ñun yenn li ñuy défendre mooy éducation de qualité pour tout le monde te du ñu bedd kenn léegi nag loolu bu ñu koy def nag dañu jàpp ni ñun état dafa war a nekk suñu partenaire parce que état mooy décider xam nga moom la ñu fal na ko yaay doxal mbir mi donc ñun li ñu war a def mooy dañu war a travailler dans ce qu'on appelle dans l'influence politique li ñuy fexe ba nga xam ni kooku ñu jox lenge yi muy décider ñu koy influencer ba ni muy décider mu tenir compte ñun suñuy gëstu tenir compte ñun suñuy yëg-yëg donc loolu mooy liggéey bi nga xam ne damay jox exemple bi ñu fi nekkee jamono Abdoulaye Wade toog nañ ci période boo xam ni mais écoutez ñun su ñu defee sotti gars yi ne COSYDEP dafa contre nguur gi donc opposition bi yenn saa yi ñu ne waaw ñëw tàcc COSYDEP jamonoy Macky Sall mais on a vécu la même chose damay gis ay ñaan ñoo xam ne ñoo ngi ci PDS yoo xam ne tey ñu yónnee la SMS am naa ci xarit yu bëri bi ñu changé am ñoo xam ne ñoo ngi ci biir nguur gi tey ñoo xam ne dañuy jàpp ni yenn saa yi ñun dañ leen indi ay jafe-jafe kon nag ñun nekkuñu fi pour nit wala contre nit nekkuñu fi pour régime wala contre régime dañ fa nekk pour une éducation de qualité pour tous ñu bañ a bedd kenn notamment ñi nga xam ni ñooy ñi gën a vulnérable kon te daal nañ jàpp ni ñun weesu nañ syndicat parce que am nañ ONG nag ñeneen mais ñun aussi jàpp nañ ni la relation intelligente bi ñu war a amal ak état mooy di fexe ba ñoom puisque ñoom ñoo yor décision yi ñu yëg li ñuy def ñu leen di influencer ñu leen di wan gëm li nga xam ne mooy xew ci terrain bi di leen ko jébbal comme ça day tax ñu gën a éclairer seen décision. exactement loolu mooy tax ñuy plonger wu directement ci éducation bi mu gën a yaatu ak état vous n'êtes pas sans savoir que ni pandémie fi ñu toll ni mbas mi puisque actualité oblige. tey état joxoon na fi benn en tout cas état de siège le 23 mars xam nga ko mu waxoon ne dañuy reprendre école bi le 4 malheureusement ñu poussé waat ko ba le 2 ñu daal di gis ni presque nombre plus de 1900 mën nañu wax ay enseignants la ñu daal di yóbbu def leen convoyage bu nga xamante ne xëy na nit ñi tiit nañ ci position wu COSYDEP ndax gis nañu également yaa ngi doon proposer en tout cas ñu def li nga xamante ne nii moom mooy académisation peut-être ci jàng beeg jàngale gi foo ci toll yaa ngi ci position ba tey. waaw xam nga suñu position ci Covid bi bu njëkk mooy ñu fàttali ni dafa nekk gan goo xam ni ñun xaaruñu ko woon. bi mu ñëwee it mu perturbé suñu plan yëpp ñu ne woon dañuy def bis sàngam examen yi mun nañu loolu mënatul nekk lépp lu ñu amoon comme agenda mu yàqu ko
donc loolu la ñuy tuddee crise boobu nag moo am une particularité mooy mu dem ba toll ci lu ñu tuddee pandémie mooy laalandoo réew yu bëri bi mu laalee réew yu bëri mooy ñun dañuy xool li xew suñu réew mais dañuy xool li ñu wër gis nañ ni amul benn réew boo xam ni yaa ngi jéem a dem ci année blanche wala année invalide ku nekk boo nga seet nan lay mën a amee tontu ci mbirum crise bi ba du yàq secteur am. boo ñëwee aussi au niveau Sénégal c'est la même chose war na ma ni paysans yi fi ñu toll agriculteurs yi ñu nekk ci tool yi ñoo ngi seet nan la ñuy def ba jàkkaarloog Covid bi te du yàq seen mbay. noonu la yéen journalistes yéen a ngi seet nan ngeen di def bay réaliser seen émission te Covid bi ko yàq ñu nit éducation ñoo ngi xalaat nan la ñuy def ba éducation mën a dox te Covid du ko yàq mais suñu premier principe bi ñu teg te ñu tuddee woon ko condition préjudicielle mooy nan la ñuy def ba nga xam ni ñu nangu ni ki nga xam ni mooy ilimaanu ñun ñëpp ci jamono ji ñu toll moom moo tudd waa Kër Docteur déglu leen ba lu ñu wax ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi leen ko loolu mooy premier principe bi ñu teg. deuxième principe mooy ñu fexe ba ni yeneen leader yeneen réew yi di xeexee ba seen doom du ñu perte at bi ndax crise bi. ñu nit ñu wane ni ñun ay jàmbaar lañ war nañoo mën a trouver suñuy doom ay alternative ba crise bi duñ ko yëg parce que buñ ne woon adduna bi yëpp nañ dem année blanche boobu ñun duñu poser problème mais bu fekkee suñuy doom kese moo war a nekk année blanche te suñu doom wala jàkkaarloog doomu Mali bu subaa wala jàkkaarloog doomu Côte d'Ivoire bu France ak bu États-Unis ak Belgique boobaa ñun day mel ni kon ñun kilifa yi ñun mag ñu ñoo nekk ay yaafus donc mu nekk beneen principe bi ñu teg ñoo yoon nag pour doxal ko dafa am li ñu tuddee ay bunt yoo xam ne fi ñu war a jaar benn ci bunt yi mooy ñu xam ne situation de crise du situation bu kenn jàng su ñun jàngoo ko université jàngu ma ko daf ñoo bett loolu boo amee nag donc li muy laaj mooy humilité ak ouverture dañuy ànd ak dal di déglonte di tabaxandoo pour utal ko évidemment saafara moo waral ñu njëkkoon wax ni ministre de l'éducation bi affaire bi ñëwee dañ ñëw egg si moom jébbal ko suñuy dërëm jébbal ko suñu document aussi suñu xam-xam pour wax ko nan lañ ko war a doxalee ñu ne ko benn li nga war a def mooy ubbi benn plateforme comme yéen di ngeen def xam nga léegi internet xew na boo ubbee plateforme bu yaatu nga won sénégalais yépp ne parce que situation de crise la ku ci am xalaat na ko posté bu ko defee yow nga jàngat li ñëpp xalaat pour mën a décider nag lan ngay def loolu mooy benn bi nga xam ne proposé nañu beneen bi ñu proposé mooy bu fekkee dañu bëgg utal tontu mooy li nga tuddee académisation moo ñu joxaat doole ñu nekk ci gox-goxaat yi dafa am solo parce que xam nga situation crise ni ñu koy dundee Casamance dana wuuteeg ni ñu koy dundee Matam mu wuuteeg ni ñu koy dundee Fatick donc il faudrait ñu joxaat doole suñu décentralisation ñun loolu dañ ko gëm parce que Casamance boo ñëwee gis ni xëy na dana teel a taw nga jël beneen zone boo xam ni abri provisoire ñoo fa ëpp nga jël beneen zone boo xam ne ñoom amaguñu sax kaawu Covid donc ñoom ñi ñuy traité Covid bi dafay mën a wuute d'une zone à une autre mais li bon mooy nga toll fii Ndakaaru ne waa Sénégal yépp par rapport à l'éducation nii nga war a doxalee par rapport ak Covid bi loolu lañ doon bañ moo tax ñu ne nañu favoriser académisation bi loolu benn la ci suñuy ngëm-ngëm. ok parce que boo xoolee tey proposition ya sànq xaw nga koo junj nee nga yenn saa yi lu ci bëri dañuy déggoo gouvernement bi ci yenn ministère de l'éducation ci yenn proposition ñun ñoo ngi ci sant yàlla parce que bay seet en 2007 2008 ba 2009 bi ñu doog a judd c'était pas le cas. dañ doon jàpp ni ñun ay empêcheurs de tourner en rond lañ mais tey gis nañ ni kilifa yi nekk ci njàng bi njàngale bi ñoom ñuy bàyyi xel di ñu lire di ñu déglu que donc kuy société civile si li ma yaakaar ku ne li nga bëgg mooy nga mën a influencer kilifa yi pour que ñuy doxalee ni nga gisee donc tant que kam te tey boo gisee kayit bi génn ci ministère de l'éducation ak protocole sanitaire bi nga comparé ko ñun li ñu proposé woon dinaa la ko may 20 pages la day gis ni bëri na lu bëri loo xam ni jóge na suñuy proposition contrat dafa mel ni fulaal nañ ñu déglu nañ ñu liir nañ ñu bëri na lu fa jógee am na évidemment yoo xam ne proposé nañu ko jàll. bokk na ci convoi bi nga xamante ne am na ci presque 1500 wala 1900 enseignants yi nga xamante ne yóbbu nañ leen te loolu booy seet monsieur Mbow daanaka exposé nañ enseignants yi comme ñi ngi exposé xale yi. waaw xam nga loolu moom bu ñu amee ñun suñu xalaat. ci saa su ci seen proposition. non loolu dañoo waxoon gouvernement bi comité de veille bi nga xam ne ministre Talla moom moo ko dirigé na ko dafa war a nekk lu ñu waxtaanee nan lay enseignants yi ak élèves di delloo ca l'école ba waaye ba léegi waxtaanuñ ci parce que dañ ko oyofaloon minimiser ko nañu non attention loolu du problème non pour yóbbu leen du am benn jafe-jafe de sorte que mosuñoo waxtaan ci modalité pratique yi mais li ñu jàngat ci loolu man maa ngi woon ca déplace premier jour bi pour parce que bëggu moon kenn nettali ma ko te man mosuma bëgg di wax lu ma xamul aussi parce que kilifa doo wax loo xamul alors loolu moo waral évidemment que bi ma ñëwee li ma njëkk a seetlu mooy
gis ni benn fierté maam si jàngalekat yi parce que jàngalekat yi d'accord ñu reprendre ak jàngalekat yi d'accord ñu ñëpp ñëw nañu fees fa dell nga gis leen ñu yor 15 heures la leen convoqué woon am ñu jóge Tëngéej dem Thiès moo gën a yomb jóge Tëngéej ñëw fii Liberté 5 ñu ñëw ci soleil bi jaxasoo yore seen i bagage yore seen i doom donc mu wër la ni kon Sénégal war na am benn fierté que ni ay jàngalekatam que ndekete bu leen askan bi soxlaa woo leen dañuy ñëw li mu lay yóbbu nag mooy ñu xoolaat ban rapport la ñu war a am ak fonction publique Sénégal dafa war a changer booy seet muy santé bi gis nga infirmiers yi dégg nga leen ñuy wax naan jox ñu matériel bu doy et malgré ça taxaw nañ parce que ñooñu mënuñoo bañ bu leen nguur woowee jëlal policiers yi ak gendarme yi dégg nga leen ñuy wax seen problème indemnité yu bon yi ñu leen jox extase ko mais bu ñu leen soxlaa ñun ñëpp ñu mën tali bi nga jël jàngalekat donc fonctionnaire mooy ki nga xam ne ñun ñëpp ñoo koy fay kooku dafa war a nekk ku ñu war a fonk te Covid bi daf ñu ko fàttali kon te nag gàcce ngaraama jàngalekat ci bi ma leen fekkee nit ñu mobiliser woo ñoom ñëpp ñëw taxaw donc loolu benn pas la boo xam ne positif maintenant comme ni ñu ko waxee ni ñu ko defee nag en terme d' organisation ñun rafetlu wuñ ko te wax nañ ko nguur gi parce que ñi ko organiser du jàngalekat yi jàngalekat dañ leen woo mais ñu organiser pour ñun dañu raté organisation wu départ enseignants yi parce que dañu ne virus bi xaritam moom mooy salté xaritam mooy nit ñi dajaloo keroog li fa daje ci nit ci espace bu ndaw boobu ëpp na ëpp waay boo xam ni xam naa virus bi da keroog fecc na kontaan na kon te loolu dafa nekk loo xam ni nguur gi lajj na ci mbirum nan lay def ba yóbbu jàngalekat yi te lajj boobu nag dafa baaxul lu tax baaxul mooy du dalal xelu waajur yi xam nga waajur yi bi ñu wax naan cin bu naree neex bu baxee xeeñ dafay am solo booy tàmbali benn processus tàmbali ba réussir bu fekkee tàmbali bi dafa bëri cëpp xoo jaxasoo du dalal xelu waajur yi parce que dañ daan bu fekkee jàngalekat la ñu war a convoyer te moom ay jafe-jafe bu ñu ci tegee ay élèves nan lay mel moo waral ñun leen loolu xëy na ci situation de crise la waaye war nañ ciy tirer leçon yi benn leçon mooy mbir yooyu buy am nañ ko waxtaanee ñun ñëpp buñ ko waxtaanee sot ko danañ trouver les bonnes modalités parce que wax dëgg yàlla Sénégal organiser 1500 personnes waruñu të yow mii ko la joxoon 1500 personnes ne organiser la ñu dem te duñu mën nga ko fan nga koy def xëy na boo ko jël 1500 boole leen ci lieu bu gàtt boobu. parce que loolu aussi tamit gouvernement bi bon précisément seen ministre tutelle di ki ñu dénk wala jàng bee jàngale du waññewaat lajjeem de même bu fekkee mi ngi doog a commencé. non c'est-à-dire que xam nga yooyu booy wax xam nga day dépasser éducation parce que ministère transport moo ngi ci beneen ministère de l'intérieur moo ngi ci donc gouvernement ñu la ñuy wax. la nga xamante ne ni enseignant dogguma la moom ak enseignant bi ak formation bi nga xam ne secteur bi am doole nga xam ne dina daal di laal 4 millions jëm ci 4 millions apprenants yaa ma ko gën a maîtriser plus 100 000 xaw ma nu ñu koy waxte jàngalekat donc loolu foofu noonu est-ce que du lajjee tamit ki nga xam ni que ça ministre bi bu mu mënta doon ci ñaari ministre jàng beek jàngale beek transport bi yëpp par lajjuwuñu. loolu lañ la wax sànq dañ ne la li ñu gis ca poxoo bi ñu gis ci Liberté 5 ci jour départ bi loolu échec la lajj la boo xam ni gouvernement bi moo ko def. gouvernement bi nag dans son entièreté parce que gouvernement bi dafay bëri ay ministères yu mu impliqué ñoom xëy na bu ñu def en évaluation en interne dana situer ay responsabilité mais pour le moment ñun li ñu gis mooy benn war nañ cee sargal jàngalekat yi parce que ñëpp ñëw nañ c'était pas évident que ñëpp ñëw. mais ensuite war nañoo wax ni nguur gi ni organiser 1500 waroon nañ koo def nu mu gënee nii parce que déjà que jour départ boobu enseignants yi fu ñu waroon dem dañuy dem fépp ci Sénégal am na ay zones yoo xam ne ba léegi xamuñu Covid donc boo jëlee yenn précautions yi xëy na dana am enseignant boo xam ne da nga ko yenn Covid bi mu yóbbu ko ci zone bu musul am infection ça c'est très dangereux donc li ñuy wax ñun di ko fàttali mooy il faudrait que question logistique pour ñun mooy li gën a simple ci processus reprise bi. dajale ay nit dugal leen ci bus yóbbu leen ci benn bërëb kooku bu ñu ko mënul xaw ma nan la ñuy mënee réussir la reprise loolu mooy li war a gën a simple logistique jënd masque jënd matériel mooy li gën a simple ci organiser donc li am solo li gën a complexe te foofu la ñu xaar fi gën a laaj xalaat ak xam-xam évidemment que excès guñ ci mooy à partir du 2 juin mais pour le moment question yi xaaruñu leen woon ci lajj bi wante nag puisque ñun aussi suñuy gis-gis mooy way li am solo mooy ñoom nañu nangu di lajj nañ parce que boo nanguwul doo corriger am na yeneen convois yu war a am ñu corriger ba ñëpp seen xel dal ci ensuite nag seet nan la ñuy organiser aussi
retouru élèves yi ci seen gox. ci retour élèves yooyu noonu laay plongé directement da ngay d'accord ak man monsieur Mbow ci li nga xam ne moom moo daa dem c'est vrai que pandémie basculé na yëpp bouleversé na côté emploi du temps bi ak yooyu yëpp tey da ngay d'accord ni warul woon sax am reprise. lu tax may d'accord ni warul woon am reprise. ak situation bi ni mu demee nii. waaw mais lu tax ma ci d'accord parce que yow yaa ko wax. ah mais dama lay laaj. yow loo wax dama ci d'accord. d'accord ni parce que. yow kay mën nga yow kay soit da mooy sa point de vue wala sama point de vue xam nga àdduna. waaye léegi sama point de vue. est-ce que benn côté duñu xaaw a ndróole point de vue d'accord nga élèves yi delluwaat classe ak situation bi ni mu demee nii. xam nga COSYDEP ñun dañu am autonomie de pensée ñun kenn duñu influencer ci en terme de point de vue. gouvernement mënul wax ak ñun. ba am wala mu dawal benn stratégie ba ñu épouser point de vue am te fekk gëmuñu ko mënuñu ko def ak syndicat mënuñu ko def ak yow it on t'aime bien. donc li ñu am mooy. quel est notre point de vue voilà soo ma laajee quel est notre point de vue sur la reprise mën nga la ko wax voilà. point de vue ma xam naa di nga d'accord parce que il faut que ñu d'accord ma ak yow. ok bon maintenant quel est notre point de vue sur la question déjà première chose ñun nan la ñu amee point de vue suñu point de vue du nekk Cheikh Mbow mooy jékki-jékki ci ay de par le cœur wala ci biir li mu yaakaar wala li mu bëgg di wax naan d'accord naag d'accord ma. ñun dafa am une démarche méthodologique scientifique bi ñu def sànq bi ngeen di ñëw yéen a ngi gis ma waxtaan ak kenn su may collaborateur naan ko na nga defal benn outil yónnee ko ñëpp ku nekk renseigné ko bu ñu ñëwee ñu tabax ko ñun noonu la ñu liggéeyee donc bi pandémie amee dañoo envoyé benn questionnaire benn outil de collecte de données yónnee ko à nos 14 antennes régionales ñu joxe seen xalaat jox ko suñuy 17 membres du conseil d'administration jox ko suñuy xalaat jox ko suñuy 100 organisations membres joxe ñu tabax ko bu ñu ko tabaxee nag ñu doog a am benn point de vue documenté boo xam ne lii mooy suñuy point de vue te lii ak lii moo ko waral benn donc ñun noonu la ñuy amee point de vue du ma ñu rek di waxal xool yenn saa yi sax nga am point de vue boo xam ne sax man sama bopp d'accord ma ci man mën naa défendre point de vue boo xam ne man sama bopp je suis pas convaincu mais démarche scientifique moom moo dem ba génnee loolu comme résultat je voudrais juste te dire que scientificité lu ñu def ñun du ñu waxantu fii soo xoolee fii bu ñu wàccee mën naa woon suñu bibliothèque li ñu génnee ci ay rapport ci ay xalaat nga xool démarche bi nan lañ ko jaaree da nga xam ne lu ñuy wax du ñu waxantu moo tax d'ailleurs on n'est pas surpris lu ci ëpp ci li ñuy proposé lu ci bëri gouvernement bi da ci nangu enseignants yi dañ ciy ànd ak ñun loolu mooy waral justement muy am consensus yooyu ba yenn saa yi ñu lay jaxase kenn ci ñoom parce que li ñuy wax bu ñu ko tabaxee ba teg ko lu ci bëri du ma ne kenn du ko tegg de waaye xam-xam moo ko war a teggiwaat. alors donc quel est notre point de vue. notre point de vue sur la question mooy benn ñun ñëpp war nañoo xeex ba année blanche ak année invalide warul am parce que pandémie la ñu nekk mooy dafa laalandoo réew yëpp. te suñuy doom tey journaliste enquête plus enquête 221 jàkkaarloo wuñu kese ak journaliste Sénégal de mais da ngeen di jongante ak journaliste yeneen réew yi donc suñuy doom dañu war a jongante ay doomu yeneen réew. te suba li yore àdduna xam-xam la. du alal kese moo ko yore xam-xam moo ko yore donc suñu doom du ñu nangu ñuy dund année blanche au moment où doomu ñeneen ñu dund pandémie bi ñoom ñoo ngi avancé loolu mooy benn donc bu ñu sañoon dañuy xeex ñun ñëpp ba année blanche année invalide du am principe la mais deuxième chose dañ ne même bu fekkee loolu du am ñun en tant que nit acteur de l'éducation parce que loolu la ñu maîtriser ñun duñu ay médecins amuñu les réponses médicales war nañoo def li ñu mën ba nga xam ne les réponses pédagogiques yi tax ba xale bu du dund année blanche année invalide danañ ko teg. ban nañu ñii kat gàcce ngalaama à l'histoire retiendra que en 2020 bi affaire bi amee COSYDEP ak acteurs de l'éducation def nañ seen kéemtalaay kàttan en terme de réponse pédagogique mooy ni ñuy def ba xale yi ko di jàng pour teg ko ci table bi loolu mooy mais ñu ne ñetteel bi war nañoo aussi lu ñuy déterminé lu ñuy engagé wu bàyyi nopp nag waa kër docteur ba bu ñu déterminé woo yenn saa yi nga préparé bi da ngay dem Ndar n'est-ce pas nga dem ba Ndar jege bis ba jege nga yebbi ñun la yebbi na fekk daal lu objectif la tax a yebbuloo donc war nañ am flexibilité ba nga xam ni bu ñu nguur gi nee bu ñu jot waa kër docteur pas nguur gi nañu yebbi leen parce que fi ñu toll situation bi toll na foo xam ne mënta nekk ñu arrêté. waxoon nañ ko ay. non ñoom li ñu wax fi ñu toll officiellement. docteur Bousso newoon nañu l'heure n'est pas pour ñu reprendre école bi parce que am na yu bëri yi nga xamante ne nii réunir wu. waaw très bien ñun suñu point de vue mooy li ñu gisoon mooy comme je t'ai dit sur le plan médical li ñu doon sentir mooy reprendre kat war naa mën a jafe. ok mais li ñu dégg président de la République keroog li mu wax daf ne dafa fondé wu ci comité scientifique donc comité scientifique mooy waa kër docteur ñoo ngi ci ñoom ñoo ko ne évidemment que école bi mën na reprendre le 2 ñu ne ñun en tant que pédagogue nañ préparé wu
ba nga xam ni réponse pédagogique yëpp danañ ko joxe ba école bu reprendre ñun du ñu bett mais nañu bàyyi nopp waa Kër Docteur te waa Kër Docteur li fa génn à partir du comité scientifique mooy benn protocole sanitaire que man jot naa ko parce que maa ngi ci comité bi jox nañu protocole sanitaire nañu waaw mën ngeen ubbi wante na ngeen fexe ba lii ak lii ak lii am fa lii ak lii bañ faa am protocole sanitaire moom mooy condition bi waa Kër Docteur teg officiellement pour ñu ubbi wala ñu bañ a ubbi jusqu'à présent mais du tey dañuy ko ne nekk ñu flexible mooy bu subaa bu ñu toogee benn le deux des na benn fan mu am situation bu tax waa Kër Docteur delluwaat si protocole d'accord bi nañu arrêté lañ lañu war a arrêté flexible mooy bu ñu jéemee les deux évaluer ko peut-être jeudi bi wala vendredi gis ne affaire bi doxul ñun gënuñu dëkk yi nga xam ne ubbi woon nañ ci ëllëg suñu tëjaat gënuñu dëkk yi nga xam ne ubbi woon nañ comme Japon 1 mois après ñu tëjaat comme Montréal 1 jour après mu tëjaat gënuñu ñoon waaye li ñu gëm mooy war nañoo def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne suñu doom duñu ñàkk at bi te nag dama si profité di wax ak xale yi. waaw loolu laa bëgg ñëw parce que xale yi mënoo leen dajale ñu bañ a def rassemblement ndax wax nga ko feebar bi loolu lay bañ est-ce que professeurs yi dinañ am masque yi nga xamante ne mooy war ndax nee nañ masque yi loo ci utiliser 3 heures de temps bu bëree ba bëri war nga koo dindi est-ce que xale yi dinañ mën a def loolu aussi tamit est-ce que sóoraale ngeen ko. c'est-à-dire que xam nga masque yi moom que école ubbi ak école bañ ubbi yëpp xale yi war nañ ko am di ko sore ni mu waree d'accord donc c'est pas lié ak école ubbi. mais dajale école aussi. xanaa mu mat ngay wax. waaye bu dee masque moom ni ñu koy solee ak ni ban comportement la ñu war a am loolu benn ñaar man maa ngi dëkk Pikine tey boo demee ci banlieue ba heure bi xale yaa ngi ci mbedd bi jaxasoo di laalante li ngay bañ yëpp li ngay ragal yëpp ci bu école ubbee ñoo ngi koy dund man jàpp naa ni ñu ëpp ci suñuy doom ñu nekk surtout dans les zones populaires ci intérieur dëkk bi ñoo ngi ci mbedd mi ñoom fi ñu ëppee sécurité sax yenn saa yi day gën a nekk plus école que mbedd mi école fa la ñuy ëppee sécurité que mbedd man maa ngi di génn suma kër ñu bëri jóge nañ seen kër bàyyi fa seen doom ak seen njaboot ñu nekk ci mbedd bi donc loolu mooy benn mbir bi nga xam teg nañ ko loolu mooy li nga xam ne il faut pas ñu fàtte ko maintenant li am solo mooy ñu fàttali ko aussi ni këru xale fi mu en principe fi mu ëpp sécurité mooy école parce que école kër la goo xam ni am na ay jàngalekat yu fa nekk alors que waajuru tey ñoom ñëpp bu ñu yeewoo fajar dañuy xëy génn ci kër ga donc jàpp nañ ne évidemment que këram bi gën a sûr dafa war a nekk école maintenant wax nga ko dafa am nag loo xam ni war nañ ko jël comme mesure bu fekkee ni bëgg nañ sécuriser suñuy doom parce que li ñu gëm mooy une des particularités de l'Afrique ci biir Covid bi mooy suñu jeunesse moo tax ba léegi ñu siy rëcc booy seet këru tubaab yi lu tax ñu bëri ay ñu fa wàññeeku c'est parce que dañoo bëri ay màgget ñun dañoo am ay jeunes donc jeunes yooyu dañ leen war a protéger dañ leen war a sécuriser moo tax ñu ne war nañoo am matériel bu doy boo xam dañ ko war a jox xale bu ne te waruñoo bedd kenn masque yu doy bi ministre waxee 3 masques par xale ñun dañ ne ko d'accorduñ ci ministre Talla moom mooy déglu mooy seetaan d'accorduñ ci monsieur le ministre parce que jàpp nañ ni boo prévoir 3 masques par élève dafay tekk ni ci biir 60 jours yi benn masque pour 20 jours la te masque lavable yow sa masque lavable boo ko fóotee ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon dootoo ko bëgg a sol kon tuuti na il faut ñu yokk ko loolu benn la ci li ñu ko wax dañ ne ko xale war nañu am masque bu doy te masque yi mën nga sax tolloo mënoo am sax une approche égalité parce que xale bi def CM2 am 10 ans 11 ans masque am yàqu moo gën a gaaw que xale bi def terminal donc il faudrait ñu changer paradigme et puis def leen tout ba masque yi doyaay boo xam ni duñ ko teg ci ndodd waajur yi bu nekkee Dakar yow xëy na mën ngaa lijjanti noo joxe sa doom masque waaye am na koo xam ne tey boo ko laajoon 200 francs mu jaral ko mu génne doom ci l'école bi donc benn na matériel yi en termes de gel mooy tout ce qui est matériel de protection de thermoflash mais au-delà de tout ce qui est logistique mooy matériel de protection pour ñun loolu sama gën a yomb parce que jënd gel da nga yore xaalis jënd ko dañ koy décider gouvernement bu am li ñuy tuddee une décision politique bu amee vraiment jël décision politique jënd gel da koy yomb jënd masque yu doy du dara ci moom jënd thermoflash warul nekk tous ci moom mais li gën a jafe c'est des questions d'ordre psychologique et les questions d'ordre sanitaire nan ngay fexe ba ci biir kii bi xam nga boo amee thermoflash nit ñëw nga testé ko xool ne am 41 degré mais thermoflash ba amatul njariñ li am njariñ mooy nan ngay def ba jël en charge kooku nga xam ne léegi maintenant température élevée la donc nañu am ay salles de prise en charge d'urgence pour ñun loolu wax nañu nga mën na nekk li nga wax c'est très beau gis nañu ni bu amee macha allah di nga ko yëg dinañ ko yëg parents d'élèves dañ koy xale yi sax dinañ ci gagner mais est-ce que mën na nekk tamit monsieur Mbaw. waaw c'est-à-dire que li est-ce que mën na. xamante ne ni mi ngi am tardement dem di lijjanti yenn indemnité ak professeurs yi ak maîtres yi fayu leen xuloo dem na dikki instant yi bàyyi nañ lépp ndax pandémie est-ce que dina mën a def loolu. waaw dama ne daf ko war a def c'est-à-dire est-ce que mën na nekk dafa war a nekk
su mënee nekk ak mu ñàkk mën dafa war a nekk est-ce que am nañ njëg bi est-ce que am nañ mën-mën bi waaw. li ci des mooy mu ne. 1000 milliards yi sax pàcc bi am nañ ci problème ndax li nga bëgg mën na ko def. parce que ñun dañoo jàppoon sax xam nga même seen 1000 milliards yi ñuy wax ñun gisuñu ci woon pourcentage bu ñu accordé éducation donc dafa war a am ci biir 1000 milliards yi loo xam ne dañ koy jagleel éducation ba nga xam ne dana mën a gunge ouverture des classes donc est-ce que mën na nekk mooy li war a nekk. est-ce que mën na nekk bu dee fànn alal bi mooy lépp lu jëm ci logistique ak matériel bu ñu jëlee bu amee une décision politique bu fekkee ni kilifa yi li ñuy wax dëgg la ci ñoom jënd masque ak jënd gel du dara ci ñoom li gën a jafe mooy yeneen question mooy zone bi nga xam ne dafa am abri provisoire. exactement kooku jafe na donc kooku il faut wutal ko yeneen alternative li ñu proposé. daa actuellement ñi ngi xëy di wax ni école yi amuñu ndox. wax nañ ko dañ ne benn. problème mu toilette fonctionnelle parce que xale boo ne day dem école de 9h à 16h il faut mu am gànnuwaay te Covid bi li muy bañ mooy santé ndox boo nee Covid da nga naan nay raxasu di set ndox donc école yi war nañ ko école yi amuñu ko ba na école yu ko amul. mooy zone yi nga xam dafa bëri abri provisoire nga dem dans le Sédhiou. abri provisoire dafa bëri nan ngay def ba am yeneen ressources yu utiliser gël foyer wu dëkk bi et cetera mooy beneen bi gën a jafe moom mooy période hivernale yaa ngi jëm ci taw te suñuy classe yi gis nga ni mu mel donc heure bi bu fekkee ni gouvernement bi décider dëgg waroon nañ ko mën di sentir muy dem ci école yi di tojaat ñu gis mu indi maçon bi muy réparer fi amoon turu ñu koy defaraat yooyu yëpp gisuñu ko donc waxoon nañ leen man j'ai dit au ministre que bu nekkee dañoo bëgg reprise le 2 juin réussir il faut ñu seetlu ñaari mbir benn mooy waajur yëpp dañu war di gis ay mouvement ci biir école bi ñuy gis nit di ñëw ci école bi di indi matériel gis nit di ñëw di école bi di seet ndax am na ndox wala amul ndox bu amul ñu bëdd fa teen wala def fa pompe wala réparé di gis ay nit ñuy jaabante ci école yi di defaraat toilettes yi gis ay nit ñuy jaabante di defar toiture yi gis ñeneen ñu ñëw di àbb ci peut-être mairie bi wala àbb ci beneen salle bu nekk ci village wala ci quartier pour remplacer abri provisoire mouvement yooyu santuruñ ko boo ko santurul nag sa xel du ci dal. kon tey ñoo bañ a dem école kon. non yow yaa ne doo dem man. non pas man maa ne mais selon li nga wax ci la sukkandiku di xool te xam nañu defuñu ko te xam nga ne déjà reprise bi le 2. dañoo am benn checklist boo xam ni am na checklist bu ñu teg ci terrain bi dans les 14 régions pour wax suñu askan parce que xam nga yow mën nga waxee ni nga yaakaar ni kese mais ñun checklist bi ñu ko yónnee ci région yi dañ leen wax dem leen ci école bu ne loolu ñu tuddee ñun suñuy point à surveiller les conditions. seen point yi jox ngeen ko mais ñoom ndax nee nañ ca. ñun nag dañuy wax suñu enquête suñu parce que ñoom nee nañ ñun ñoo ngi ca. ñoom ci réunion bi bu baax ni newuñu ci monsieur parce que yaa ngi xool télé te yaa ngi xam li non waxuma télé man du télé non télé monsieur Mbow excusez-moi yaa ngi même quoi hormis télé xam nga bu baax mi ngi ci ndax yaa ngi ci terrain bi kon xam na am na wala amul. waaw c'est-à-dire que suma terrain sax c'est réduit parce que maa ngi ci terrain suma terrain mooy fi ma dëkk xëy na Pikine ak waaye am nga ñoo xamante ne ñi ngi la nekk loolu nag laa la bëgg expliquer te mayoo ko moom dama ne la dañoo am benn checklist boo xam ni dañoo am suñuy 15 points ñu teg ñu wax suñu antenne yëpp 14 régions au Sénégal yëpp na ngeen dem ci école yi balaa ouverture mooy depuis démb ak tey ak suba pour xool ndax am na ndox oui ou non ndax toilette yaa ngi fonctionné oui ou non ndax indi nañ matériel bi oui ou non ndax donc ñu coché question yi yónnee ñu ko jour le 2 ñu defaat même exercice bi si même école yi ñu xool ndax ki amul woon ndox ba léegi amul ndox donc on fait le niveau d'évolution jour à la fin de la semaine mooy le vendredi 5 ñu defaat même exercice yónnee ñu ko bu ñu joxee ba ñu am situation réelle bi boobaa da nga dégg nag suñu position dafay fondé comme je t'ai toujours dit jamais ci suñuy xalaat wala suñu li ñuy yaakaar mais dafay fondé sur ces faits loolu moom mooy waral nag ñu ñëw nag ñu ne évidemment que on n'est pas dans les conditions donc ñun jàpp nañ ni lépp loo xam ne ku ne war nga ko mën def. bu fekkee wàllante am na fa ci diggante bi yooyu yëpp xew fa seen wax est-ce que du trop tard bu boobaa. bu fekkee ni. da ngeen di xaar ñu daal di leen defal seen situation bi yëpp comme ni nga wax plus tard le 5 ngeen jot ko fekk xale yi dem nañ wala am nañ ci tout. depuis démb. waaw démb déjà suñuy checklist moo ngi dem depuis démb ñoo ngi jot ay informations. j'ai reçu déjà information dans 70 écoles c'est vrai que c'est encore peu yoo xam ne ñoo gën a dem gars yi ko def seen liggéey ñun li am solo mooy. li nga fa recevoir baax na. li ñu jot déedéet li ñu jot mooy ba léegi li ñu waxoon ministre moo fi nekk mooy yëngu-yëngu bi war a am ci biir école yi pour defar matagul donc am na quelques écoles yu commencé désinfecté mais vraiment yëngu-yëngu bi tax nit ñi seen xel dal loolu amagul donc loolu mooy li nga xam ne seetlu nañ ko ñun li ñu fàttali daal soxna si mooy ki nga xam ne mooy suñu élément bi ñuy wax ndax sur le plan sanitaire ndax école yi ndax
njàng mën naa amam déet kooku mooy waa kër docteur li ñu jox mooy protocole sanitaire bi mooy wax lan la ñu war a def pour aar xale yi ba évidemment ñu bañ a ñu nekk situation trop tard mooy xale yi jële feebar protocole sanitaire boobu kan moo ko war a respecté góor gi ñun lan moo ci suñu rôle ànd ak société civile mooy def pression def veille fàttali nguur gi di ko naan fii manqué na fii dafa goo ko loolu mooy suñu rôle nit nag da ngay xam sa bopp moo gën ñu la koy wax xam sa bopp mooy nga xam ku ne sa rôle kii mooy ministre mooy décider mais man société civile la damay def veille damay def alerte dinaa dem ci rajo bu wax dinaa dem ci télé bu wax dinaa jox suñu document dinaa wax ak ministre bi directement pour yëgal ko donc loolu dinaa ko def ba mat mais man du man may garantir succès ou réussite ou pas bu reprise de juin mais dama ci am rôle comme ni ci waajur bi amee rôle waajur bi war na fexe ba kenn du ko bett préparer ay doomam def comme si le 2 juin date reprise la parce que doomam mu jàngi ba mooy li ko gënal ba jusqu'à preuve du contraire xale bu ne maa ngi ci profité bu wax ak ñoom continuer di ubbi seen cahier continuer di ubbi seen livre amu leen droit tëj ko def leen comme si suba mooy seen examen xale li ñu ko xamee mooy jàng ak xam-xam yéen bu leen tardé si jàng bu leen topp suñu waxtaanu ñun mag ñi ba ngeen bàyyi à côté seen yi ba ngeen désapprendre jàng leen moom moo leen war ubbi leen seen cahier moo leen war ut leen xam-xam parce que suba kii nar a diriger mooy ki lépp xam-xam te boo leen deful ndànk ñenn ñi nga xam ni tey jii ñoo nekk ci kaw ñeneen ëpp leen doole bu ñu deful ndànk seeni doom ñooy nekk kaw ñi nga xam ne mooy doomu ñu ñàkk doole donc ñu ñàkk doole ñoo war a gën a am jom si jàng ci ut xam-xam pour que bu subaa bu amee loolu ñu tuddee seen nouvel ordre mondial ba bu amee suñuy doom yi nga xam ne ñooy jóge ci gox-goxaan yi mën a positionné wu loolu la ñuy wax élèves yi mooy seen warugar di ko wax waajur yi ñu préparé mooy suñu warugar di ko fàttali gouvernement bi ci respecté protocole bi di ko wax nag ni ñoo ngi xool terrain bi fépp foo xam ne gis nañ respecté wuñ ko danañ ko dénoncé wax ko ba mu leer mais di ko fàttali suñu bopp si suñu rôle j'ai dit à mes antennes dugg nañ ci comité de veille te boo duggee ci comité de veille posture bi ñuy xaar ci yan xam nga mooy ban mooy posture critique tey ki gën a jàppale ministre xam nga mooy kan mooy ki gën a nekk ci posture critique nee naa ministre ne ko monsieur le ministre fi ñu toll xam nga lan mooy suñu réflexion lan moo mën a yàq réussite 2 juin loolu mooy suñu question nekkatul lan la ñu war a def non chaque fois on réfléchit lan moo ko mën a yàq lan moo mën a tax Covid bi law à partir de l'école lan moo mën a tax ba réussite ba 2 juin du nekk un succès il faudrait qu'on soit très critique tey bëri na ay kilifa ci àdduna yoo xam ne leen ñàkkuloo mooy ñi leen wër duñ leen wax dëgg duñu am une posture critique donc il faut qu'on soit dans cette posture critique maintenant ñun nag en tant qu'acteur de l'éducation comme je t'ai dit dañu miser li ñu miser mooy njàng ak njàngale moom mooy fii war a jaar pour suqal suñu réew que xale ak mag ak yow ak man bu ñu bëggee suba tekki ba diriger àdduna bi il faut ñu am ay jéego yu ñu def si njàngale du école kese classique njàngale mooy kiy jàng sa robb bi jàngale bëri na ay façon xam-xam boo xam ne mën na ko jàng dañu ne nag nañu góorgóorlu ba nga xam ni ñun rek danañ joxe une réponse par rapport à ce qui se passe mais nag nañu am humilité ak flexibilité boo xam ni bu ñu demoon le 2 ñu essayer parce que nit ku ne war nga mën a jéem nga essayer gis ni affaire bi doxul ñu am humilité ne affaire bi doxul nañ dellu gannaaw comme ni ko yeneen réew yi dafay parce que gënuñu benn réew mais li bon mooy bañ a jéem te ñun jàpp nañ ni situation bi am vraiment wax nañoo yóbbu aussi ñu jéem pour seet nañu sauver. Dernière question parce que doo toog te duñ la ko laaj tey ñi ngi atteindre baaru 40 plus ci décès yi am nañu 41 moment bi ñu lay wax ni am nañu faatu xëy na suñu borom mën na defaat lu ko neex ci diggante bi plus de 1000 personnes ñi ngi toog traitement ñi ngi ci cas grave yi 20 yi mi ngi fi situation bi ni ñu ko jàngatee. bon ni ñu ko jàngatee maa ngi koy wax démb sama benn xarit na ko. ñun li nga xam ni bu ñu jegoon président de la République dama ko wax mooy ni mu indee assouplissement mooy wàññi tegg tànk bi dafa brutal ñëw rek jékki-jékki ubbeendoo marché yi ubbeendoo luuma yi ubbeendoo jàkka ji église bi ubbeendoo école bi ñun ànduñu si xëy na nag xam na lu ñu xamul lu tax mu def ko mais ñun suñu point de vue mooy bu ñu sañoon day nekk de manière progressive parce que booy seetlu jamono bi nga xamee ni amoon nañ beneen attitude amoon na rigueur boo xam ne Sénégalais yëpp seetlu nañ ko 20 heures doon gis kenn ci mbedd bi globalement dana am benn ak ñaar yu policiers yi di xeexal boo doon seet oto yi ñu ngi ci doon duggee normal na gendarme yi di génnee ñi amul masque tey dafa mel ni ñu bëri ngi bàyyeeku donc pour ñun ni ñu ko bàyyee dafa brutal te donc loolu ñun suñu point de vue mooy ñun ànduñu si mais xëy na ñu jàpp ni président xëy na xam na loo xam ne xamuñu ko loolu mooy benn par rapport ak ce qui se passe deuxième situation mooy li ñu gis mooy cas communautaire la ñu gën di wax léegi fi ñu toll cas communautaire mooy lépp loo xam ne dafay xew ci biir gox goxaat yi surtout ci marché yi ci lieu de rassemblement yi
mais boo xoolee suñu marché tey ñu ngi fonctionné da nga naan dafa mel ni ñun xamuñu la mooy cas communautaire donc cas communautaire dafa laaj aussi des réponses communautaires foofu nag la ñu soxlaa les radios communautaires yéen seen organe de presse yi nga xam ne da nga nekk si communauté yi si la ñu soxlaa des organisations communautaires comme les nôtres yi nga xam ñoo nekk si gox ko xam parce que cas communautaire réponse communautaire moom moo koy sottil loolu mooy ñaareelu jàngat bi nga xam ni am nañ ko ci assouplissement bi ñu ko arrêté dafa brutal selon nous. Ensuite cas communautaire il faut qu'il y ait des réponses communautaires lu ñu gëm ñetteel bi nga xam ni gëm nañ ko mooy évidemment que seetlu nañ ni fi ñu toll sénégalais yi en termes de communication am na ñoo xam ne sax boo leen di seet leen déglu day mel ni sax gëm bi ñu war a gëm Covid bi des na donc fi ñu toll war nañoo xam ni lii ñu jàkkaarloo du lu ndaw lu am solo la virus boobu war nañoo même bu ñu waree dund ak moom war nañoo xam ni ki ñuy dundal jàmbaar la. donc ñu am beneen attitude beneen changement bi nga xam ne war nañ ko am vis-à-vis de ça loolu daal jàpp nañ bu ñu ko defee évidemment que danañ mën a gën a jàkkaarloog saay-saay bi nga xam ne moo ngi suñu kanam mais saay-saay bi li ñuy jariñ rek mooy aussi ñu wane suñu intelligence parce que comme li may wax suma équipe naa leen nit moom boo naan dafa intelligent yaa ngi koy xam ci bu nekkee dans une situation nouvelle yow boo lay defee émission comme ni nga ko doon defee day nekk loo xam ne comme robot c'est classique mais boo nekkee situation nouvelle si la ñuy xam véritablement kan moo intelligent kan moo intelligence donc virus bi dañ ko war a war intelligence mooy ñu xam ne bii situation la boo xam perturbé nañu situation bu bees tàq la nan la ñu war a changer toogin nan la ñu war a changer doxalin ba continuer di dund sans mu gaañu donc loolu nag intelligence bi il faut ñu egg ci suñ ko deful évidemment que li muy jur mooy li nga ragal mooy li nga wax ni mooy Sénégal aussi jaaree fa suux te ñun jàpp nañ ni du loolu moo war a nekk suñu attitude. Enquête 221 mi ngi lay remercier Cheikh Mbaw. maa ngi leen di fay di leen remercier encore une fois di rafetlu waxtaan bi gis naa ne ku mën toon nga mais noonu lañ ko defee aussi évidemment di leen wan aussi suñu ubbeeku ci question bu ne mën nañ cee waxtaan voilà donc on a des réflexions qui sont là boo leen ko soxlaa mën ngeen ci utiliser comme vous voulez. merci beaucoup en tout cas ci disponibilité bi ak ouverture bi surtout humble bi mu nekkoon nag Cheikh Mbaw di directeur exécutif ci COSYDEP di ko remercier bu baax a baax remercier également yéen ñuy suivre waaye tamit ñaar ci techniciens yi ma àndaloon moom Mortala Kébé ak Aminata Paye incha allah ci beneen jotaay ak enquête sur keneen ku ñu waxtaanal.